mbokki téléspectateurs yi ànd ak ñun seen télévision Mbour TV.net ak ci émission bi di Mbour TV matinal am mbégte jàkkaarloog yéen tey ci talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier 2019 ñu teewandoor ak yéen ci plateau bi ma ànd seeg Binta ak Aïda ñu ñëw ak yéen ci émission Mbour TV matinal Binta maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax. Jibi maa ngi lay fay di la delloo ziar nuyu sama sister Aïda nuyu mbokku téléspectateur Mbour TV yéen ñi safoo di seetaat seen émission Mbour TV matinal ñu ngi nuyu kenn ku nekk turam ak santam di leen ne rek la sister Binta dina ñëw ak yéen si seen rubrique Dóor waar nee naa la saa su ne rek boo yeewoo si sa kaw lal li ngay njëkk a xalaat tey fan laa war a dem mën a xëy lijjanti li nga xamante ne mooy dépense ñi nga xamante ne du ñu génne dépense waaye dinañ xalaat li nga xamante ne mooy takk jabar. ñu naan fan laa war a dem ñooñu ñooy dóor marto di menuisier yi daaxee. waaw ak ñoom ñooy dóor nag waaw wax nga dëgg. dóorkatu marto ñu naan fan laa war a dem. fan laa war a dem tey. waaye boo nar a xëy ñëw Mbour TV liggéey kay wala nga xëy dem toog atelier liggéey kay doone fan laa war a dem. waaw loolu am na tamit loolu am na solo bu baax a baax ji bi su ko defee dama lay daal di delloo kàddu rek ba si yaa kanam. mu ngi noonu Binta borom Dóor waar Aïda moom moo yor société ak jafe-jafe askan wi ñu ngi lay nuyu Aïda di la ziar bu baax. Jibi maa ngi lay fay la siste Binta yow tamit maa ngi lay fay mbokku téléspectateur internet Mbour TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar waaye di nuyu kilifa diine kilifa aada fépp fu waay mënti nekk rek ñu lay fekk fa nga nekk di la jox sa wàccuwaay waaye di ñaanal yàlla ñi tëdd ci hôpitaux yi yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yàlla delloo leen seen njaboot ba ñu bañ a def leneen lu leen fay dugalaat waaye ñi nga xam ne dañu nekk ci jafe-jafe wala ay tolof-tolofu àdduna jàpp leen ba ñu bëgg a saalit nañu xam ne yàlla am na te yàlla ñëpp la fi nekkal nañu def rek li nga xamante ne nii moo méngoog li suñu borom wax te bañ a weddi yàlla te xam ne suñu borom moom jaam rek lay teg nattu jaam bi mu bëgg rek lay teg nattu di leen wax nag ne saa su nekk nii rek lay demee ci seen émission Mbour TV matinal di leen jaajëfal yéen téléspectateurs yi parce que da ngeen di yàkkamti émission bi dugg ba ngeen toog di ko seetaan xanaa ci kanam tuuti rek ji bi ñu gën koo faram-fàcce mu gën a yaatu waaye balaa boobu dañuy daal di doxantu régie rek daal di seetaan publicité dellu si waat ci seen plateau Mbour TV matinal. képp ku bëgg lu baax bëgg lu yànj bëgg lu rafet bëgg foo sañsee génn ñu xoolaat la jokkool ak Kër Binta Fashion Kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nag gérante bi di Bourel Gueye képp ku bëgg ci sañse yu rafet yi képp koo xamante ni bëgg nga montre bëgg greffage ci couleur bu mu mënti doon cheveux naturel original képp koo xamante ni bëgg nga écran plat képp koo xamante ni bëgg nga matériel buy jógee fële ca Dubaï directement wala ca États-Unis directement demal seeti Kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi di Ahmed Bibi Ndiaye ak Bourel Gueye bu la neexee sax da ngay woote ci numéro téléphone bii di 77 987 58 37 jëlal 77 987 58 37 kooku moom mooy Bourel Gueye nga woo ko rek mu fekk la fi nga nekk indil la ci marchandise boobu wala nga woote ci 77 774 60 68 kooku moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nga woote ci 77 021 55 71. képp koo xamante ni bëgg nga ci sañse yi dëkk ci Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia mën nga woo kooku ci Ndey Coro Boy ci 77 185 72 27 mu indil la ko ba sa kër wala nga woo Mamadou Petit Boy ci 77 419 93 09 yow mi dëkk Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia ci numéro téléphone yooyu ngay woote ñu indil la yére Kër Binta Fashion yi. gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala kooku di Bourel Gueye numéro téléphone bi 77 la 987 58 37 wala 77 774 60 68 wala 77 021 55 71 lépp luy matériel bu jógee fële ca Dubaï original nag waaw yaa xam yére la dàll la saag la greffage la perruque la cheveux naturel la wala montre wala matériel électroménager wala ay téléphones yoo xamante ni ay classe la yoo xamante ni ñu ngi jógee fële ca Dubaï wala ca États-Unis directement Kër Binta Fashion chez Kumba moo leen di may seen émission Mbour TV matinal.
ay ca moo ngi noonu nag waa kër Binta Fashion ngeen gis noonu ñuy indi lépp loo xamante ne ni lu baax la rek ci jigéen wala ci góor waaye dañuy jaay cheveux naturel 100% waaye dàll yére sac à main lépp loo xam ne soxla ngeen ko rek dañ koy jaay waaye la ma gën a neex nag man ci kër Binta mooy ñi nga xamante ne dafa fas yéene réparer seen peau ñi nga xamante ne dañoo xeesal ba bëgg a bàyyee xeesal ragal nañoo bàyyi ndax bu ñu bàyyee dañ naan ñoo xam ne mun réparer seen peau de am na peau yoo xamante nii am na ci ñoo xam ne waaw dañuy xeesal ba bëgg a bàyyi mais dañuy ragal a bàyyi parce que dañ naan bu ñu bàyyee suñu yaram yi dafay def ay taches noires yoo xamante ne nit ñi dootuñu leen mën a xool loolu lépp dañ na fi ak kër Binta Fashion lépp lu ngeen bëgg rek su ngeen fa demee di ngeen fashion. waaw di ngeen fashion tey moom nga andi toj nga fii Binta fépp ci Binta moom yow foofu la rek mu daal di rafet te dina jongama lool parce que Aïda saa su ne bu ñëwee rek dafay daal di gën a jongama ñu ngi lay gërëm di la sant. merci Binta Fashion suñu sponsor bi ànd ak ñun ci émission Mbour TV matinal nii lay demee saa su nekk di woo ñeneen ñi nga xamante ni tamit ñu ngi ci biir Petite Côte bi wala ñu ngi ci département bu Mbour ñu ñëw ànd ak ñun ci émission bi ñëw fësal li nga xam ne nii moom la ñuy jaay ndaxte Sénégal lépp xaj na ci donc ñi nga xamante ni dañuy liggéey wala ñu yor ay boutique comme Binta Fashion bi nga xam ne ni day innové di jaay lu am solo ñu leen ci woo ngeen ñëw fii ci table Mbour TV matinal ñu daal di koy fësal nit ñi mën ko gis Binta la ñuy àndal léegi astafurlah dañuy dem léegi fi nga xamante ni mooy régie dem mu xooli ji lii di météo du jour mardi 29 janvier 2019 ñu daal di dellusiwaat ci plateau Mbour TV matinal. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, le temps sera marqué par une hausse généralisée des températures et un retour de la chaleur sur une bonne partie du pays, notamment sur les localités de l'intérieur. Par contre, au courant de la nuit et au petit matin, une sensation de fraîcheur sera notée sur les localités nord, au centre-sud du pays, au sud et sur le littoral. Et en ce qui concerne les conditions météorologiques en mer, la mer restera calme sur le long des côtes sénégalaises pour ce début de semaine. Nous passons à l'image satellite du jour avec ces voiles de nuages qui persisteront sur une bonne partie du pays. Donc, comme ça a été noté ces derniers jours, des éclaircies et passages nuageux seront notés sur l'ensemble du territoire sénégalais. Au courant de cette nuit, allant à la matinée de demain, cette fraîcheur qui sera notée sur les régions nord avec des températures de 16 degrés à Saint-Louis et 17 à Podor et un minimum qui sera noté à Kolda avec une température de 13 degrés Celsius. Dakar enregistrera 20 degrés et une température élevée de 21 degrés à Bakel au courant de la nuit. Donc généralement, c'est une fraîcheur qui sera notée sur les régions nord, sur le littoral et par endroit au centre, par endroit au sud, notamment à Kolda. Vers les régions centre, les températures tourneront autour de 18 voire 20 degrés Celsius. Demain dans la journée, le temps sera généralement ensoleillé avec quelques passages nuageux qui seront notés par endroits sur le pays et des vents de nord-est qui persisteront sur une bonne partie du territoire sénégalais. La hausse des températures sera notée déjà à partir de la journée d'aujourd'hui allant vers demain avec des températures qui varieront entre 34 degrés Celsius au nord du pays jusqu'à pratiquement 38 degrés à Ziguinchor. Donc sur l'axe Ziguinchor-Cap Skirring, la température la plus élevée de la journée de demain il sera notée avec 38 degrés Celsius. Dakar enregistrera 26 degrés Celsius avec un temps plutôt clément et généralement des températures élevées de l'ordre de 35 à 38 degrés à l'intérieur du pays. Donc un retour de la chaleur par rapport à la semaine passée qui sera noté à l'intérieur du territoire. Dakar restera quand même sous un temps clément avec une température de 26 degrés Celsius. Mesdames et messieurs, voilà tout pour votre bulletin d'aujourd'hui. Excellente journée à vous. jërëjëf waa météo du jour ñu àndoon see waa ANACIM Sénégal ñu dégtal programme jaww ji gis ngeen nag ngoon bu jotee dina xaw a tàng tuuti ndaxte jant bi day génn bu baax a baax wax neen température yi ak lépp loo xam dafa jëm ci wàllum lii di géej gi ngir suñu mbokk pêcheurs yi di mën a def ndànk te tamit di sol ay gilet ndaxte àdduna géej wóorul toujours dañ koy wax
ñu mën a bàyyi xel bu baax a baax yi problème yi am ci géej gi. Binta la ñuy àndal léegi ñu dem nag xool ji Dóor waar liggéey yi gars yi lan leen indi tey ci wàllum liggéey Binta. waaw tey li ñu andi am na solo bu baax a baax Jibi Diop Ndiaye li ñu xanaa ndekkeegoo déedéet ndekkee moo ko tax yaa ngi naax xam nga Ndiaye daf mooy faral naan ma Jibi Diop Ndiaye yow rek yaa ko mën a tudd nee na ma bu Binta di tudd Jibi Diop Ndiaye Jibi Diop Ndiaye ni mu mënee Jibi Diop Ndiaye. moom mooy reetaan lool chaque fois waaye Jibi tey dañuy daal di dem si ñi nga xamante ne ñoom ñooy defar mooy permis de conduire permis de conduire dafa bokk si li nga xamante ne tey ji moom ak ñi nga xamante ne ñooy dawal oto ñoom ñoo bokk benn liggéey ndaxte métier la boo xamante ne tey ji boo góorgóorlee tuuti mën ngaa dawal oto waaye avant tout d'abord Jibi dañoo def benn constat bi nga xamante ne tey ji chauffeur yi bëri maanaam une semaine la ñuy jàngee oto ñu mën ko jox leen seen permis de conduire alors que loolu ça ne se fait pas man dama ne loolu moo tax accident yi am chaque jour nii loolu la parce que faaw nga mokkal oto waaye tey jii nga fay sa xaalis bu bëri ñi daal di la jox li nga xamante ne mooy permis de conduire alors que yow da ngay yeb ay bakkan faaw ñi bàyyi loolu ndaxte liggéey boo koy def Jibi da ngay daal di jox gëddam maanaam da ngay respecter métier bi ngay def surtout métier bi dafa xaw am risqué parce que bakkan dafa risqué mën naa ne dafa risqué parce que tey da ngay yeb ay bakkan tey imagine toi nit ki ñëw mu ne la dama bëgg permis de conduire nga ne ko fay ma nangam après mu defaral la permis de conduire ñaata jour ngay def mu ne la su la neexee sax une semaine man ngaa man dawal am na koo xamante ne kooku dama ko laaj mu ne ma 4 jours laa man oto ma ne ko waxoo dëgg mu ne ma 4 jours ma ne ko loolu mënul nekk mu ne pourtant 4 jours laa jàngee oto ma yóbbu sama xaalis ñu jox ma permis Jibi loolu la yow la lijjanti rek moo fi am lijjanti. bras long am na fépp hôpital sax boo fa demee feebar boo amee bras long doo rang doo dagg ticket da ngay ñëw rek dugg da ngay fekk nit ñi ran ba fees dell te ñu la gën a feebar a fay nekk nga ñëw ñu bàyyi la nga jàll bras long moom fépp la am mënuñu koo jëlee ci dëkk bi mënuñu koo kaas ba mu jóge fii donc ñi nga xamante ne ñoo yor seen métier yi ñoom ñooy jox métier bi li mu laaj ñoom ñooy jox métier bi àq buñ ko deful rek mooy njuuj njaaj yi may wax chaque jour foo gis kuy liggéey am na ku dëng ca wet ga parce que imaginez oto nga ne 4 jours nga ko jàng kon fan nga jàngee code de la route. moo ma jaaxal. jàngaluñ la code de la route. wala après da ngay def ay bêtises rek ci tali bi waaw parce que chaque jour nga gis fii chaque jour nga gis chauffeur di def demi tour sur la route. waaw ci kaw tali. waaw muy tourner waaw chaque jour ñu gis ko fi. c'est parce que xamuñu kii permis de conduire. xamuñu code de la route. code de ci la kaw route tali waaw la ñuy nekk di def demi tour. loolu laa bëgg a wax. te kenn du def demi tour ci kaw tali. dëgg la xale yi nga xam ne toogaguñ sax ci volant oto xam nañ ne demi tour sur la route kenn du ko def. chauffeuru taximaan yi nag ñoom ñoo ko gën a tàmm ñoom ñu leen neex la ñuy dawalee. dëgg la. te oto waroo ko jege yenn jege yu ëpp ñaari oto waruñoo jege yantoo Dëgg la. mais dañuy ñëw ba sësante. waaw bu ko defee ki ci kanam bu freiné rek il faut que day mbëkk ki ci ginnaaw kacaw gannaaw it day mbëkk kacaw wetam. des fois ndax ni ñuy jege freiné yantoo. wee sax des fois ni ñuy freiné wee ci kaw tali bi da ngay tiit yow mi nga xamante ne yaay client bi da ngay mujjee parce que des fois am na toogaay yenn toogaay boo toogee nii oto bi bu freiné yenn yow freiné boo da ngay amul bëgg a chance ci daanu. kanamu chauffeur bi nga jëm. nga jëm te chauffeur te yi ñu ngi ñoom koy ci seen def bopp ñoom ci seen bopp pour wan la ne ñoom ci seen bopp respecté wuñu li yoon tëral. da ngay dugg ci oto toog ci kanam di dem long voyage duñ la ne am na ci ñoo xam ne duñ la ne sax takkal ceinture. parce que ñoom ci seen bopp takkuñu ceinture balay takkuloo mais ceinture. nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy clients yi ñoo ci war a mën a bàyyi xel ci wàllu qualité oto yi ak ci chauffeur yi parce que am na chauffeur yoo xam dañoo réew indiscipliné ba pare xamuñu nan la ñuy dawalee oto loolu yëpp tamit ñi nga xam ñooy defar permis yi nañ ci mën na bàyyi bañu xel ma ci dara. waaw nañ ci long bàyyi xel bu voyage baax ak waaw. fii ak marché sax bu ma duggee ngay daw naka su dul noonu dama naan laan sëñ bi. yeboo ay ndax lu mala bëri xaj na ci. lu bëri xaj yeboo na ci ay mala de ay nit nga yeb. donc bu dee yow père de famille nga man amaguma jëkkër amaguma doom te sama yaay man la yaakaar ndax may taaw dawal ndaag heure moo ko waxee ci oto nit ñi dañ may réew ma ne leen dëgg laa wax moom am na jabar
bàyyi na ko kër ga yor nay doom man yoruma dara te sama yaay man la yaakaar te may taaw bàyyil ni ngay dawee. donc nañ ci bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk service des mines ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllum permis ñoom ñëpp nañ ci bàyyi xel bu baax parce que chaque jour ñu jël mesure accident yi bari waaye tamit li nga xam ne moom mooy ger dafa mën a yàq lu bari ger ñëw permis bi di jaar 50 000 nga joxe 120 000 donc loolu day tax waaye tamit nit ñi ñoo sonn xam nga bu ñu la war a fay weer 100 000 francs 200 000 weer bi balaa nga say jot ay le 5 ay le 10 nga leba ba sa voilà sa xaalis bi jeex dootoo am dara loo dundee benn ay di jugee fee ñëw ne la damaa bëgg permis ngeen ne ko xoolaloo teg sama loxo mu teg sa loxo 50 000 benn 24 heures. est-ce que permis ba dina valable. non dina valable kay parce que permis dañ koy caché yëpp lay am 50 000 léegi permis numérisé la comme carte d'identité lay mel donc 50 000 benn xëy nii nga ñëw ne ko daal filmer ma fii benn 30 secondes jox ko 50 000 da lay filmer 30 secondes jox la 50 000 francs donc loolu moom mooy conséquence su yi am ci tali bi nit ñi dañuy état il faut que aussi mu teg ñi nga xam ne ñooy liggéey ci permis bi dans de très bonnes conditions bu ñu leen war a fay 100 000 francs ñu fay leen ko à temps di leen jox ay prime pour que ñoom ñu mën a xam nan la ñuy liggéeyee mais tant que ñu ngi sonn gars yi bu ñu ñëwee jox leen neexal rek c'est fini. waaw même carte d'identité daaf man dem naa daaf di wóotiwaat beneen carte d'identité am ku ma woo ne ma xoolal loo teg ci moom loxoom rek en moins de 24 heures mu génne la sa carte d'identité. maa la ko loolu am yooyu noonu yëpp dafay am. waaw loolu am na fépp. gars yi dañuy ñëw mais Aïda mënoo toog di rang bi bu jeexee ay plus de 700 personnes ñu ngi toog di xaar. pour jël seen carte d'identité yow da ngay ñëw toog jugee ko Mbour ñëw toog di xaar 700 personnes 20 heures su jotee nga ñibbiwaat nullement comme ça nii xam nga la mënul nekk da ngay wax rek yaa ngi nii yaa daa jaar si suuf da ngay wax rek. loolu doy na waa ji bi tamit faaw ñu leeral li nga xamante ne mooy permis de conduire parce que dafa am poids lourd ak poids léger poids léger bi mooy bi nga xamante ne ñoom ñiy dawal clando ak taxi. ñoom ñoo koy jàng mais da ngay gis koo xamante ne poids léger lay jàng ba pare après muy dugg si yenn risques yi maanaam di dawal bus permis de conduire dafa laaj li nga xamante ne mooy ñaari yi ma lim nii loolu faaw nga jaar ci ba pare mais munoo jàng li nga xamante ne mooy lu ndaw nga bëgg a dawal loo xamante ne yow après dalay gaañ lii yëpp am na jibi faaw ñi bàyyi ci xel bu baax a baax ak ñi nga xamante ne ñooy dawal camion ñoom ñooy poids lourd bi xam nga ñoom loolu lañ man tey bu ñuy dugg ci clando boo moytu dinañ def erreur parce que tàmmuñu ko poids yi du benn. jaajëf léegi yow xam naa suba da nga ciy ñëwaat indi laaj chauffeur yi. incha allah laaj ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngatu ci wàllu permis ñu gën la leeral jafe-jafe yi nga xam ne moo fi nekk waaye tamit chauffeur yi neen am yar nañu bàyyi xel ne nit ñi duñu ay mala ay nit lañu waaye tamit oto yi yàgg yi oto yi nga xamante ni depuis jamonoy Senghor la ay 7 places yoo xam ne day daw ay Thiès Mbour 7 places. soo waxee dañuy daw paayee ko yor de man ñoo ma gënal jeunes yi de. jeunes yi dañuy wàccee seen tuba yi ba fii. amuñu benn souci àdduna xalaatuñu dara ñoom dañ naan xale laa rek sama doole mën na ko rek lu ma neex laay def man cette place yooyu noonu nga xam ne dañuy daw des fois ñu taxaw. Thiès ak Mbour ñu def ko 1h30 des fois ñu taxaw pause 30 minutes ñu def ko 1h30 man paa yee ma gënal xale yi daw mel ni luy arrière oto yi day daw mel ni luy arrière dañuy ragal dee paa yi dañoo ragal dee mais xale yu góor yi ragaluñu dee. parce que da ngay romb oto bi mu mel ni day arrière da nga koy doublé mu mel ni day arrière. waaw yooyu baax yooyu ma gënal xale yu góor yi non Sénégal toll na foo xamante ni dañu génn 7 places yi yàgg yi jugee ko si jamonoy Senghor ba tey di daw diggante Thiès ak Mbour Dakar ak Mbour. man genre Souleymane yi genre Jules yi duñ ma yeb paayee ma gënal Jules day man des fois dama yéeg ci oto muy daw yenn daw yi ma ne ko Souleymane may ma wàcc mu ne ma ne ko damay wàcc am nga benn doom bu góor man aw ma dara damay wàcc est-ce que xam nga ne yow boo ma mandargalee ci oto bi danga may takk ñaareel rek mu réew muy bëgg a dee. mu ngi noonu kon nag si wàllu oto yi am na solo trop permis numérisé yi ak jafe-jafe yi si nekk Binta suba incha allah dina ñëw ngir jox leen ay éléments yoo xamante ni nit ñi dañ ci wax seen xalaat parce que askan wi ñoom tamit ku si nekk am na si xalaat ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy defar permis de conduire yi jërëjëf Binta Aïda la ñuy àndal léegi ñu xool lu am si dëkk bi lan ngay wax tey. waaw jibi nag tey dañuy daal di xuus rek comme man moom nee nañ xale yu góor yi laa faral fi mu toll nii ñëpp loolu la ñuy wax nee nañ man xale yu góor yi laay faral xale yu jigéen yi tamit xale yu góor yi tam des fois dañ naan ñoom man xale yu góor yi xale yu jigéen yi laa faral te pourtant faruma kenn damay wax rek li fi nekk tey nag dañuy daal di xuus rek
ba ci jëkkër ak jabar yi. ñi nga xam jëkkër yi nga xam ne dañuy jàpp seen jabar yi wal leen a wal bañ mel ni dégg dóor leen ba ñuy bëgg a dee. parce que dafa am ndaw su ne moom jëkkëram da koy jàpp chaque jour di ko dóor. da koy dóor di ko dóor waa koñ bi ñëpp di ñëw àtte ba mujj gi moom nee na finalement dafay dégg ci biir kër gi ñu naan bu ko kenn àtteeti ndax moom dafa mel ni dafa ñàkk jom. moom ndaw si moo ko wax ci gémmiñam de nee na waa kër gi dañ naan nee na moom da koo dégg ci kër gi ñu ko koy jëwee ne moom dafa ñàkk jom dafa mel ni mënta ba waa ji te chaque jour waa ji da koy dóor te heure bu ko waa ji dóoree rek 5 minutes day mel ni du woon moom day ñëw toogaat di ko neexal dem indi lekk jox ko ñu ne ko ndax waa ji day drogué wu mu ne moom mësu koo gis muy tux benn bis la ñëw rek indi mbuusam mu bibliothèque commencé takk di tux te moom mësu koo xamee tux daal problème. commencé takk di tux fi muy takkee fi mu koy dóoraatee benn la. waaw looloo ko dóorloo loolu muy jël noonu moo ko dóorloo loolu. bu muy utiliser déedéet mais daka daan dóor te tuxul. d'accord. ah yow ngeen ne da kaa teg takk 5 minutes mu jàpp dóor. avant nee na mosu ko gis muy tux mais du ko doon dóor avant chaque jour benn bés la xëy ñëw indi mbuusam di takk di teg avant pas muy pare ci takk mi la ko jàpp wulli ko wulli ba mu nooy. waa kër gi fi ñu toog di seetaan télé kenn jógul àtte ko. ñëpp a toog di leen seetaan mu dóor ko ba muy bëgg a dee mu jógaat dugg ci biir néegam sangu ñu foog ne day takk ay bagaasam mu toogaat di seetaan télé. xam nga benn coow tamit di jigéen am na si benn coow bu amee nii ñu jàpp la nga joteeg si jëkkër nga ne da ngay génn tàkk dem fay ji loolu du solution aussi waaw amul ci jëkkër ak jabar dóor amul ci waaye tamit problème sëy ak problème ñoo ànd. non sëy ak problème ñoo ànd. parce que déggoo olof ne la bëñ ak non làmmeñ man ñoo kay dëkk déggoo lu ma la wax man dóor mënul. dañ ne la bëñ ak warul am làmmeñ ñoo dëkk te des waaw. fois da ngay juum sax màtt sa bopp yow ci sa bopp kon sëy histoire mënu cee ñàkk coow mënu cee ñàkk mais dóore buñ la dóoree benn yoon ñaar ñetteel ba bu ko fa xaar boo ko fa xaaree lu mu jekku dala koy jam lu mu jekku dala koy xaañ dalay màndargaal xëy dee mbaamu fase la keneen dootu la takk ndax góor bu gisee màndarga ci sa kanam danaan dangaa wëyu woon ba ngay njànku duñ la nangoo takk buñ la takkee it yóbbu la seen kër ñaari baat ñett yoo wax ñu ne la sa kanam gu vulgaire ñaas yeeg dagg-dagg yi dañ lay màndargaar ba pare wàcc la fi nga waya di nag perte à vie kenn dootu la ñeme góor bu la gis dootu la bëgg a takk xale góor yi lan la ñuy dóore ne ñu dof dara dalu leen xale bu jigéen bi ba nga koy bëgg di ko indi sa kër danga ko doon neexal lu ne def nga ko pour man koo am mu ñëw sëy si lu ne def nga ko dajale nga lépp loo amoon dem yóbbul ko lu sa yaay yoroon boole na kook la nga yor boole dem jox ko mais tamit jigéen ñi tamit am na si ñoo xam ne buñ la am na ci tontoo ñoo xam ne nag ñoom buñ la tontoo bu ñu leen dóoree rek ñoo ko def sama genre waaw dañ lay Xam nga lu tontu tax? yoo xamante Xam nga lu ni tax? day jaar sax dem tëdd ci Waaw. taaliba oto fër la foofu xam noonu. nga sama genre yi des fois dinañ leen dóor yoo xam ne ñoo ko yóbbee seen bopp ndax seen làmmeñ yi mënuñu koo téye boo nee salaamaaleykum balaa ngaa daaneel bu ñu la tontoo gas suuf si dugg ci rek ngay bëgg seeni tontu ñàkk na kersa ñagas na te duñu xalaat bu ñu lay wax dañ lay wax ba pare naan ah man la ma wax ëpp na de noonu laay def des fois ma tontu ba pare ne ah sama tontu tay bi moom ëpp na foo jaar ma rectifié waat wax bi man damaa juum xam nga ne bëggeewu ma ko woon a waxee noonu damaa mer rek moo tax ma wax noonu mais duñ ko def duñ ko def il balaa elles ngay le font pas. réfléchir fekk mbéj ma ubbi na sa kaaba gi bu yàgg ngam ma yàlla buñ la mbéj nag ba mu am boo xeesal nag bañ mbéj la bërset moom foo jaar ñoo xam ne dañ laa dóor nañu bàyyi tontu moom lu mu la yóbbeewul rek du la ko xañ ndax boo fi tontoo góor te dóorub góor ak dóorub jigéen du benn seen loxo it am na dangar goo xam ne buñ la mbéjee foo jaar nga xam ne mbéj nañ la xale yu góor itam nañ bàyyi di dóor xale yu jigéen yi gis nga fii xale bu jigéen boo fi dóor ba mu rëcc la ci say loxo ba keneen ne ko ciix di nga weddi sa sëriñ ndax day dem gis keneen mu di ko neexal ak a nebbal gis nga Aïda couple bu naree am ay dóor moom wax dëgg yàlla couple boobu mën naa bañ a nekk couple tey ji sa jabar mën na laa def loo xamante ne lu la metti la mais danga koy gérer gis nga lan moo tax ñu ne néegu sëy dafa xat
te sutura la tamit loolu bokk na ci néegu sëy tey ji bu sa bu soo jotante ak sa jabar bàyyil ba guddi nga tëdd nga yee ko ne ko li nga def nii bëgguma nga defaat ko. gis nga nit am na ñoo xam ne duñ dégg de. waaw non am na yoo xamante ne boo koy def nit di ko def ci morom ci nawlam parce que am na ñoo xamante dañuy bokk ak seen wujju peccorgam benn kër mu nekk famille bu mag chaque jour boo ñëwee moom kese moo fay jigéen mais chaque jour boo ñëwee rek moom mu ngay dëgg ca kër lu ne mu koy mais ni jigéen ñaa koy respecté ba pare. gis nga sa jabar bi nga takk boo ko respecté wul billaa kenn du ko respecté mais am na ñoo xam ne dañuy takk seen jabar yóbbu ko seen kër toroxal ko ba waa kër gi duñ ko jàpp nit gis nga li ngay wax ni kii ñëpp jëppi nañ ko parce que jëkkëram moo ko moom moo ko respecté wul su ko respecté woon li muy def jabaram ni du ko def. Binta am na ñoo xamante ne bu ñu sësee rek la ñuy réagir jigéen da lay topp ba nga sës ci miir bi te buy wax te tontu woo danaan danga koo ragal chaque jour day gën a natt dooleem rek. moo tax ngay agressif loolu tax ngay agressif. waaw moo tax ngay agressif chaque jour day gën a natt dooleem rek ci yow tey boo waxee mu yuuxu ne la dimbali ma may ma sama jàmm réagiroo nga noppi parce que am nga yërmande ci moom ndax yaa ko fi indi nga noppi suba nga waxaat mu gën a augmenté waxaat la leneen ginnaaw suba noonu mu tegle di ko def yow ku góor ki da ngay dem ba da ngay sës da nga naan kii tey laa koy won ndax kër gi may takk tubay wala moom mooy takk tubay. waaw loolu Aïda loolu bañu ma ko góor des fois dina dóor jigéen. dóor boo xamante ne ni day pare réccu ko. waaw ndax la ko ku jigéen ka wax ba tax mu dóor ko. waaw keneen ko waxoon dalay rey. loolu bañu ma ko de loolu moom dagan na si sëy parce que kenn du maye sa doom bu soo koy may borom këram naan ko bu ko dóor parce que dóor moom wax dëgg yàlla day bette parce que saytaane moom kenn xamul fu muy jógee kañ lay ñëw tamit waaye chaque jour ngay jàpp doom jaamu di ko dóor tamit loolu waxuñu waaye ko ci sëy tamit doomu jaamu chaque jour ngay tooñ di wax la dina wax yenn wax yi. am na pour ñoo xamante ne loolu dañ koy wax te dee dañuy xemmem jigéen maanaam tey bu ñu la takkee andi la sa kër ba pare nañ ci yow booy am benn doom ñaara foofu lañ lay bàyyi. am na yoo xamante ne jigéen. xam nga lu waral ñëwaat nga ci beneen thème xam nga lu waral loolu. waaw lu koy waral waaw parce que ku jigéen ku góor ke ba mu lay takk. waaw daf laa gisoon nga xuma nuñ koy waxee. nga mel ni nga waaw mel ni nga war a mel. mais benn doom te rew laa def li nga war a def. aussi benn doom mais dañ ciy gis ñoo xam ne dañuy am benn doom boo leen rombee ci mbedd mi bu ñu jéggee sam ndox sax doo ko naan. waaw mais ku góor ki tamit bu ko mënta muñ day seeti leneen. day seeti leneen waaye. jour nga gis fi Aïda loolu bañu ma ko de loolu bañu ma ko mën nga seet leneen. te bu la rombee da nga naan musta am doom. waaw mën nga seet leneen. waaw bëgg naa loolu ci jigéen ci kaw ki nga nekkal tamit nga respecté ko gis nga nee naa la jabar yaa koy respecté yow mi nga xamante ne yaa ko takk am na yoo xamante ne boo koy def sa jabar billaay kenn du ko romb ci mbedd waaye est-ce que kenn du ko romb ci mbedd ma ba nuyu ko waaye est-ce que ci bu ngeen nekkee yéen ñaar ku jigéen ki est-ce que yow boo waxee dina la muñal. waaw say xam nga dóor lañu waaw loolu dóor bi la ñuy gis waaye ku jigéen ka lam la tontu ba tax nga dóor ko. waaw loolu laa bañu ma ko de mën ngaa dóor waaye xam nga jigéen daa ngand làmmeñ xam nga jigéen daa ngand làmmeñ boo nee xër yëkki sa loxo rek mu ibbi gémmañ nga yuuxu te pourtant moom lam la wax ba tax nga di ko dóor bu ñin ñi ñëwee du ko wax daane lii rek ma tontu ko lii mu dóor ma jamais mu wax janam demee tontu bu ñaaw lay xam tontu bu ñaaw la ñu mën te dañoo gis nga jigéen dafa ñaaw làmmeñ dafa ñaaw làmmeñ dañoo ñaaw làmmeñ te dañoo mën a sos jaajëf buñ la sosalee rek dañ lay ba jaajëf mu ngi noonu am na solo trop jigéen ñi nañu xam ni nga xamante ni moom mooy seen gëdd ñu koy jox seen jëkkër yi tamit ñu muñal seen jabar yi bu ko defee violence du am ci sëy yi waaye tamit topp rek di tontu donc tontu yi garaaw yi nga xamante ni day tontu bi sax garaawul ji bi gis nga tontu mën naa neex te boroom du la dóor waaye dañ lay sosal jigéen da lay sosal lu ne wéng voilà mu ngi sa yaay bala say mbokk bala ñu waxal la loo xam ne nii famille bi bu ñu teewee ku góor ki moom dootul wax day affolé parce que danaan xamul woon ne kii ñi la xóotee nii la mel jaajëf mu ngi noonu kon nag émission baa ngi noonu am na solo trop voilà merci beaucoup Aïda merci jaajëf incha allah mu ngi noonu am na solo trop violence conjugale yi nga xamante ni moom mooy am ci biir kër yi ñu koy gërëm bu baax tamit ci li nga xam ne moom la indi tey Binta ñu ñëw nag ci dernier tour bi wax ak téléspectateurs yi ak tàggoo. li may wax ak téléspectateurs yi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy defar permis de conduire nañu kii nan lañ koy waxee nañ doyloo
doyloo dafa baax jibi métier booy def rek na nga respecter sa métier parce que ba ngay def métier boobu da nga ne woon su ma liggéey li sama ñàkk rek lay tundee am na yoo xamante ni boo koy def si métier bi du avancé doo am yow si sa jëmm bopp doo am benn avancement si sa métier bi ngay def si sa métier lañ lay respecter mais foofu lañ lay bàyyee tamit nañ gën a góorgóorlu ñu bàyyi li nga xamante ni moom mooy njuuj njaaj nañ ko bàyyi parce que du la yóbbee fenn ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy chauffeur yi tamit nañ ànd ak dal nee naa la yoon bi xatul waaye xol yi ñoo xat nañu bàyyi li nga xamante ne mooy dawal bu metti nga yeb client boo xamante ne Dakar la wala dem wala mu ne la Parcelles laay wàcc nga ne ko xama mu ne la Colobane loolu dal na ma ñaari yoon ma ne nit ki damay dem Colobane mu ne ma foofu laa jëm ñi yegg Padois wàccee ba fa ma ne ko da nga xam ne jigéen laa moo tax li ma def nii doo ko def sa morom góor parce que man la koy def man jigéen laa mënuma koo dóor mënuma koo dara ma daal di wàcc naa nga jël sama taxi dem te fekkee man passe Padois xam nga passe fay laa ko fay Colobane mu ne ma Colobane laa jëm mu dem wàccee ma Padois dem yoonu waxuma ko te nii laa ko xoolee bàyyi ko ma ne ko bàyyi naa la ak yàlla gis nga loolu. bu ko defee kon waaw bu ko defee rek ñi daal di gërëm téléspectateur Mbour TV Ndeye Diatou Thiandoum depuis Maroc nee na ma démb damaa jooy ba sama rongo ñi jeex nee na ma Binta seen émission bi daw na yaram trop waaye lii dafa baax saa su ne ngeen koy def parce que day gën a yee ñu bëri ñi nga xamante ne dañoo nekk xam nga dañoo réer mënuñu dara xamuñu dara waaye saa su ne li ñu andi rek nit ñi dañ koy apprécier te loolu lañ soxla tamit ku seetaan émission bi rek na nga daal di def ses commentaires Ansou Coulibaly borom Espagne ñu ngi lay nuyu Omar Badiane ñu ngi lay nuyu Ismaïla Mandiam borom port depuis Dakar gërëm nañ la sant nañ la ak Mbactar Ndiaye jaata sama tailleur bu baax bi sa numéro bi dawul waaye vendredi bi dina daw incha allah rabi gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp merci Binta jërëjëf jaajëf ci li nga xamante ni moom nga indi tey mu jëm ci wàllu transport ak permis yi nga xamante ni mu ngi am ci réew mi muy permis numérisé yi Aïda ñu tàggoo. Jibi nag balaa maa tàggoo duma joxe solution xale yu góor yi bàyyi di dóor xale yu jigéen ñi waaye xale yu jigéen ñi ñu bàyyi di tontu parce que seen làmmeñ yi moom tontu ci cat li la nekk lu ñu wax rek buñ la tontoo nga bëgg a xar suuf si nañu bàyyi di tontu parce que góor tamit boo koy tontu yenn tontu yi bu yàggee xolam day jug di góor di jigéen am na yenn tontu yoo xam ne boo ko waxee nit rek bu lay dóor du ko tey da lay dóor ba pare soog a réccu nañu bàyyi tontu te xam ne mbéjum góor du mbéjum jigéen seen loxo yi dafa am dangar buñ leen mbéjee yàlla bu mu doon mbéjum mool nag mool bu la mbajee nga xam ne caas yi day dëgër. buñ la mbéjee rek foo jaar danga naan këlëb boo newul këlëbit sa bëñ ba ca côté ba boo xeful dina yëngu waaw ndax mbéj baay am doole di remercier téléspectateurs yi ñuy seetaan ñëpp di leen jaajëfal di leen wax ne chaque jour nag nii rek lay demee si seen émission Mbour TV matinale dañuy dugg ci dëkk bi xool li nga xamante ne ni moo fi nekk ñu génnee ko sur table waxtaanee ko rek li ci baax ñu utiliser ko waaye li ci bon ñu jël ko def ko ci poubelle bi di jaajëfal téléspectateurs yi yëpp tey nag dama am anniversaire Adji Cissé mooy fête tey li nga xamante ne ni mooy anniversaire am di ko wax joyeux anniversaire longue vie à toi loo dund doyul doomu ndeyu Adji ak Buri ñetti doomu pendanaar yooyu loo Adji Cissé waaw Adji Cissé waaw Adji Waali yow loo dund doyul yaayu Maam Jaara dundal 100 ans sans ordonnance ñu ngi lay souhaiter longue vie toute l'équipe de Mbour TV Adji Cissé Ngari ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire li nga bëgg si sa xol yan na la ko yàlla defal anniversaire aussi Maga Goumbala nekk fii nii Mbour la dëkk moom tamit day anniversaire tey ñu koy souhaiter joyeux anniversaire Maga donc li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal moom ak Ndeye Assou Konaté ñoom ñëpp ay étudiantes leen donc dañuy fêter seen anniversaire tey waaw ñoom ñaari tey anniversaire am na anniversaire yu bari 29 janvier weeru janvier buy waaj a jeex ak buy commencer anniversaire yi day bari donc Maga Goumbala joyeux anniversaire encore une fois gars yi ñu ngi la koy souhaiter ñëpp ak Ndeye Assou Konaté depuis Thiès donc ñu ngi leen koy souhaiter waaw sama dëkk la dëkk di Thiès Ndeye Assou Konaté waaw Ndeye Assou ñu ngi lay souhaiter longue vie waaw voilà donc émission baa ngi noonu jeex na ñu jox dig daje ba suba incha allah ci beneen numéro Mbour TV ak suñu caméraman bi sax du ngeen ko remercier gërëm nañ la sant nañ la suñu caméraman bi waa kay